Kay maa ngi ziar maa ngi ziar maa ngi leen di ziar leen di nuyu bu baax a baax a baax ku dugg partagé maa ngi leen di ziar sama gars yi maa ngi leen di ziar naka ngeen def maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax waa diaspora Janine Samba maa ngi lay ziar maa ngi ziar Janine Samba bu baax a baax a baax di nuyu Moustapha Babou maa ngi lay nuyu ndeysaan di la nuyu bu baax a baax a baax sama partenaire di nuyu aussi sa soxna bu baax a baax a baax a baax ah yal na leen yàlla may njaboot gu barkeel ah sëy bu gudd fan macha allah mbégte dong lal ko loolu laa leen yéene gars yi da ngeen di def nag ay kër yu bari parce que ñu ngi commencé bopp mer yi pour yàq live bi donc comme ni ko Moustapha Babou waxee maximum de partage gis ngeen ne depuis quelque temps on fait le direct ak le blog de Maty Trois Pommes parce que xam nga nit ñi ne di xeex ak ñun ci réseaux sociaux yi takk suñu loxo yi pour que ñoom nañ leen di seetaan mais ñun buñ ñu seetaan waaye dañoo yàgg ci lii macha allah kon nag na gaaw te saf mais Modou Fall sama mbokk Fallen bi waay tu as lu dans mes pensées tey moom benn une heure de temps bu saf lay doon tey benn une heure daf ciy baax léeg-léeg benn une heure de temps bu saf ñu daal di pare ku nekk doxi say soxla dañoo nekk ci lijjanti tabaski lijjanti xarum tabaski man mi sama bopp bëri sama yenn mbere mbese yu bëri yu ma war a lijjanti xam ngeen samedi bi dañuy liggéey sonn mooy loolu parfois ay y a des rendez-vous téléphoniques doo ko mën a honorer da ngay bàyyi ba week-end bi samedi ak dimanche rek nga am dimanche moo war a préparer live samedi laa am pour mën a toog rek nag ràcc waaw keñ kon nag te benn une heure de temps bu saf nekk ci sama yeneen i mbir yeneen rendez-vous téléphonique yi en attendant lundi ku ne dem liggéeyi xaw ma nag ndax fii am na ci ñoo xam ne bokk nañ ci association àndandoo seetaan série yëpp man maa ngi nii faax te ça ma impact j'ai des épisodes à rattraper ok maîtresse d'un homme marié seetaan naa ko infidèle seetaan naa ko ce matin rattrapé wu naa ok donc suñu paree ci loolu la ñuy dox reer ba bien waaw maag suñu association sa ànd seetaan série yëpp toog yeggali suñu yenn série en attendant leen di ñëpp xëy Moustapha Diagne maa ngi lay ziar Ibrahima Ndiaye maa ngi leen di ziar waa diaspora maa ngi leen di ziar maa ngi leen di nuyu waa Italie waa Brescia ñoom Pape Sané maa ngi ziar sama sœur ñoom Ndiaye Guèye Galaraate association ya fa nekk maa ngi leen di ziar daayira ya fa nekk maa ngi leen di ziar ñoom Kumba Diop Ndey Diop ay femmes bañkat maa ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar vraiment ñëpp ku lim juum ñoom Ndiaye Guèye Xaadim Guèye youtubeur du ma la ma sa fàtte maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax ba jaxate maa ngi seetaan léeg-léeg say live macha allah gars yi partagé leen dégg nga parce que gars yi dañuy nekk di yàq live bi macha allah lu bouquet africain point tv la nit ñi wax Moustapha Babou lien bi baax na waaw Fatoumata Bari ndeysaan depuis 2016 elle nous suit maa ngi lay ziar bu baax a baax Fatoumata Bari di la nuyu bu baax a baax a baax voilà John Aliou maa ngi lay ziar Fatou Danso Kodas waaye Kodas maa ngi leen di ziar yéen ay lépp waay waa Kodas maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di nuyu nag sa présidente ba di vraie guerrière je l'ai dit benn jour ba ma partagé live am ne dama ko gën di découvrir di ko gën di fan macha allah kenn mënu wax lépp waaye bés bu wax jotee bu ñu paree ci xeex bii macha allah bu soobee yàlla di ngeen découvrir lu bare macha allah dama bëgg jigéen ñefekat dama bëgg sénégalaise africaine ñefekat vraiment Françoise Hélène Gaye c'est une vraie guerrière malgré toutes les piques malgré toutes les trahisons malgré toutes les menaces toutes les insultes yi may subir ak yow ak keneen yaa ngi taxaw ba léegi macha allah kon nag présidente Kodas maa ngi lay ziar bu baax a baax waa Kodas yëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax ñoom Iba Kulim Dioum ñoom Mama Nafisatu di nuyu ñoom Fat Sarr Kulim Dioum ñoom Kumba Thiam xam nga di nuyu ñoom Cheikh Ka am na ku aussi ñoom voilà ñoom Bapulo am na ñu ma ci xam aussi ñoom Bapulo ñooñu xam nga léeg-léeg mooy di déglu damay ree ndeysaan macha allah l'ambassadeur depuis Paris Kër Ndiaye Lo maa ngi lay ziar bu baax a baax mayul dara waa Kër Sonko yi voilà donc Janine Samba merci beaucoup maa ngi lay remercier bu baax a baax waa Kodas yëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom Modou Anne ñu ngi leen di nuyu Dame Dieng également ndeysaan Dame Mbodj aussi bokkul ak Dame Mbodj layami xaw ma kooku dafa wax moom ba mooy loolu akamaaka fawoon waaye léegi dafa bari wax mooy loolu
moo ngi noonu voilà kon nag gars yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax te dañu bëgg def tey benn 1 heure de temps bu saf su ko defee ku ne doxi soxlaam opération tabaski mbirum tabaski lañ ne gars yi kenn amul temps en attendant sama gars yi juste ma ñamal leen tuuti rek parce que sommaire bi donc defe naa bind naa ko ci sama publication sommaire bi donc bokk na ci tey dinaa am comme invité ki nga xam ne moom mooy Seydina Seck di journaliste moom li nga xamante ne ni moom mooy Sénégal Actu Seydina Seck nag def nag benn sortie bu am solo sur capitaine Touré ñëpp gis nañ ko ku ne maanaam ñu jël ko def ko genre héros waxtaan bi balaa muy neex dama leen di jamal tuuti rek balaa muy ñëw ci également le foncier fële ca Géejawaay mu am scandale bu doy waar boo xamante tey dañ leen di ñamal rek waaye bu soobee yàlla dinañ ko gën a gas dina am ñoo xam ne dinaa leen woo ay autorités yoo xamante ne ca Géejawaay lañ nekk dinañ leen woo également ñu gën ñoo leeralal ndax xam ngeen ne dama leen di ñamal rek syndicat wu impôt et domaine égal Pastef kon nag ku bëgg a jiite réew mi faaw ñu xool la jàngat la yëlëb la ba xam ndax tu caches des mooy loolu waaw keñ nañu bàyyi noonu rek dina us benn kenn mënu koo wax ñu may leen tuuti rek ma ñëw nag ci sommet bi le temps que gars yi yegg si nag ñuy mën a partager bu baax a baax Ablaye Ndiaye yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar. Sénégal ma xam ci lu bari parfois da ngay gis ay nit di wax naan ay révélation fekk révélation ñi nga xam dañoo xam lu leer nañu ñi ngi toog ne pat dama xam ni peut-être mënu ma si woon sax wax su ma dégguloon ñi nga xamante ne ñoom ñoo si nekk taxaw di wax di weddi ma xam ni kat sénégalais yi dafa baax ñu leen ni jox la bonne information te mu wóor man bu waajoo yi bu waxee ni Ousmane Sonko ak capitaine Touré amuñu woon benn link de communication dama naan ko du dëgg ndaxte foo ko teg non fu ma ko teg bul tax ma génne carnet noir bi waay. génneel carnet noir parfois fa lay anam xaw na ma sori sax xam nga parfois. génne ko Seydina ci laay xaw a def yenn nat yi quoi. déglu leen. waaw yenn nat yu lëndëm yi dossier yu lëndëm yi. ñu ñëw toj ko. mooy carnet bi. mooy carnet noir bi. gis nga fii mën naa la wax tey jii Moustapha. jour ak heure yi nga xamante ne tey jii kii di capitaine Touré doon na ko wax ak Ousmane Sonko. c'était juste pour nit ñi xamaa sénégalais yi xam parce que man. mais loolu Seydina avant dossier bi la woon wala ci biir dossier bi ñu commencé di yooyu nu mu demee noonu. xam nga Adji Sarr mi ngi rédigé plainte bi plainte am le 2 février. moom mi ngi déposé plainte bi le 3 février. le 4 je pense su ma jumalee le 4 ci lañ ko convoqué pour déglu ko. le 5 ci la waa les échos bi doon information pour wax la tey nii capitaine Touré daan na jokkoo Ousmane Sonko ba coow li amee. bu baax. waa les échos bañ ko bindee mbir mi éclaté nekkatul secret. ci la le 5 février à 18h57. ok. ci la kii di capitaine Touré yónnee SMS Ousmane Sonko. bu bëgg sax mën naa joxe commencement numéro téléphone comme ça ñu xam ne man confirmé man lu may wax tey jii amul lu ko dir mën a dindi. vas-y Ousmane Sonko numéro Tigo la yor. free. ak xam Tigo capitaine Touré numéro orange la. mu envoyé ak SMS à 18h57 ak 18h58. 18h59 aussi yónnee waat na beneen SMS. SMS xam nga ay affaire yoo xam ne SMS bon mënuñu taxaw di wax loo xamante ne ay conversation privée boobu waaw moom gars yi ñëw jël suñu. ndaxte teguñu ko fenn. ak 20h24 minutes. mais est-ce que du boobu tamit du woon nu ñu koy convoqué wala. non mais xaaral ba pare rek. ak 20h54 ak 20h26 minutes. mën naa sax yegg ci seconde yi mais day guddal. Ousmane Sonko envoyé ko message le 20h22 minutes 35 secondes. ak 20h26 minutes 35 secondes. je pense que ne tey jii ñu ñëpp ay professionnels lañ. yow tey boo yore sa bureau. numéro gendarmerie ngi nii man da parce que après dama xam ni dama laajte.
ñi nga xamante ni par exemple mus nañu am convocation gendarmerie wala dara numéro fixe dañ lay am nga bureau sa numéro fixe ça sert à quoi numéro téléphone bi c'est plus professionnel nga xam lu mën a am dañ naan kii kat numéro fixe am la ko woowee je pense que bu fekkee da ngay woo nit ki ne sa convocation daal la bëgg a indil lan moo si jar du mat 8 SMS 8 SMS nga yónnee ko mais yow say investigation 8 SMS yooyu ndax am nga ci idée lan moo nekkoon ci SMS yooyu parce que dégg SMS da nga ne non day mel ni tey jii benn conversation privée ma jël ko def exposé ko ci kii bi boobaa man maa tooñ gis ngeen keroog Mansour Faye sax ba naan Ousmane Sonko audio bi boo ma joxe autorisation wala dara ma génne ko donc dafa ñaan autorisation donc amoo droit conversation privée nga exposé ko sur voie publique bi ñu daal di ko point foofu en attendant ndaxte moom mii di Seydina Seck dina dugg ci biir laaj bu ci kanamee léegi à 17h30 incha allah nee naa leen benn une heure de temps bu saf la ñuy def tey kon Seydina Seck jaraw lakk Seydina Seck ndax lii moom mooy journalisme d'investigation dafa joxe SMS yi ñaata SMS la joxe jour bi joxe heure bi nga xam ne kii la muy wax am na fam ko teg sama gars yi ba coow la baree ma gis waa kër Sonko yi ngeen di nekk di jéem a ruube saa yu nekk ngeen dugg sama page sama biir kër dafa faax ne ma waxal ci PV yi man a nemm noppi rek gis nga wax bu jotee rek wax fa mu neexee fa lañ ko war a waxee te wax sax ba tey jotagul dama nekk ak yéen di léewtoo ak yéen rek wax ba tey jotagul ba léegi plat de résistance bi maak yéen tooguñu di ko déguster maak yéen ci apéro lañ toll mais ma ñamal leen ni leen maa ngi leen doon wax ni leen vrai PV yi génnul parce que PV yi dañ ko tronqué Sénégal nañuy moytu gi dañoo bëgg lii bu ñu paree ci wax ji ay mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko et tout ñun sénégalais peuple sénégalais nañu am lu ñu jàngee ci histoire Ousmane Sonko ak waa Pastef ak fitna gi ñu teg Sénégal nañ ko déglu leen bu baax fi may waxee un jour di ngeen comprendre tax may wax man sama àdduna yëpp dama koo xeex man je suis une éternelle révoltée su ma toogee ni leen ñii ils sont dangereux pour le Sénégal pour la République dafa am fu ma ko teg ministre de l'intérieur ba muy wax ne y avait des forces occultes lu wér la wax te maa leen ko biral tey lu wér la wax la République est en danger ñun ñëpp dañu war a nekk benn nañu jàppoo pour le Sénégal suñu paree nag ñu reyante lu ñu reyante ko politique d'accord mais pas ci yenn anam yi révolution d'accord changement en Afrique d'accord mais pas avec de faux leaders pas avec de faux activistes bu ñu bëggee révolution en Afrique wala révolution au Sénégal avec de vrais leaders man loolu laa gëm soo ñëwoo sàngoowoo ndekete bukki nga sàngoowoo yàpp añoo su ma ko xamee dama lay daw te kuy sama mbokk dinaa la neloo moytu ko je préfère reyanteeg Macky Sall wala keneen ak keneen politiciens yi fi yàgg que yéen ñii ñëw ne on va faire la politique autrement te fekk yéen a yées dañ leen di xeex ndax ñun Sénégal d'abord Macky Sall xam nañ lu mu mën ak lu mu mënul lu mu capable ak lu mu capableul ñun kenn mosul toog ne dañuy dem lakk suñu kër waaw kay APR benn yoon la ma benn femme APR menacé ma ci écrit ba la gëcc responsable yi nekk Paris ku ne woo ma am na ñu dugg sama live ñoom moomu di libaas baas uma na benn jàk ku ne woo ma ne ma loolu du mës a am waa Idrissa Seck ba incident amee responsable yi ñoo ko géré waaye parti wu fitna parti wu dictature ak yu bari ya ngeen di li ngeen di nëbb yàlla dina atte un jour ñun ngeen bëgg a toroxal ñun lépp dañ ko sacrifier suñu àddina ñun dawuñu ci ginnaaw ay milliards dawuñu ci ginnaaw ay poste ñun ay natti lañu ñun man ak sama gàngoor ñun ay roots lañu lu bari yëngaluñu kon ñu continuer moytu leen encore une fois yenn politiciens yi des baratineurs ma ne leen capitaine Touré ci boppam dama yàgg gis ne waa ji dafa louche ndax munoo ñëw te li ma dama ko xam ne dama cee jaar man dañ ma convoqué entendre ma am audition munoo ñëw di entendre nit est-ce que déglu ngeen Adji Sarr
Adji Sarr ba mu njëkkee wax lan la wax ne ba mu taxawee ak capitaine Touré ba mu toogee ca bureau Ndeye Khady Ndiaye toog daf ko ne comme yow bëggoo coow li jóg li doon gën moom mooy mbirum ëmb beek ñoom seen est-ce que doo ko jël nga teg ko de côté du sa cër capitaine Touré. loolu rek nga xam ne Adji Sarr waroon na ko wax ci biir nga war ko noté ci PV bi boo ko notéwul ci PV bi rek le PV il est caduc tronqué nga PV bi loolu kese. waaye les Sonko boys ñu ci bari seen xel yi am ay booy xamuñu dara ngeen di dof-doflu di jëb di daanu PV ya ngeen jël PV yi nag def ko nag genre arme nag PV ya tey ñu wax leen ci PV yi. benn ngi noonu moom capitaine Touré toog na ci émission seen jotaay ak Ahmed Aïdara le 5 février lan la wax moom mu waat ci alxuraanu karim ni Ousmane Sonko da ko benn SMS la ko yónnee c'était pour wax ko convocation prévenir ko ci convocation benn SMS ñu biral leen tey ni capitaine Touré li mu wax dara amu ci dafay kàcc ba tëdd ci suuf Seydina Seck prouvé na ko te xam ngeen ne du waxantu dem na ba génne ay date heure minute tout 8 SMS la jox Ousmane Sonko la envoyé Ousmane Sonko ma fàttaliwaat leen li Seydina Seck wax ci vidéo bi le 2 février la ñu bind plainte bi Adji Sarr la bind plainte am le 3 février si la déposé plainte am le 4 février si lañ ko auditionné moom Adji Sarr le 5 février si la Eco def article ci mbir mi moom nag capitaine Touré si la commencé di yónnee na ko pour avertir ko mais moo ko doon jox yenn information yi ci lu leer laa leen di wax moo doon informer Ousmane Sonko lépp lu jëm ci parquet procureur li jëm ci audition yi lépp moo ko doon jox Ousmane Sonko jël PV yi jox ko Ousmane Sonko jox ko ñeneen ci presse bi loolu am kon nag tu as failli à ta mission yow capitaine Touré tu as failli à ta mission yow capitaine Touré su dee dëgg moo la tax a jóg nga yor benn dossier nga xam ne lii du dëgg du yoon jëlal dossier bi nga jox ko sa benn collègue wala am nga neneen nooy defee mais doo ñëw ne yow daa yor dossier bi ba pare di def na la saf ca biir dossier ba di jouer un double jeu capitaine Touré da nga doon jouer un double jeu toutes les informations yaa ko doon jël di ko jox Ousmane Sonko mu jël PV yi jox ko yenn journalistes yi moom Ousmane Sonko moo tax ba mu toogee dimanche boobu ngeen fàttali ko ba mu toogee di wax il avait beaucoup d'informations il était informé par capitaine Touré waaw kay kon ma ñëwaat ci PV yi ngeen di ndamoo PV procès verbal dong la c'est-à-dire damay ñëw ak ki ma amal problème mu déglu ma wax mu déglu ko mu wax nga noté ko loolooy PV loolu kese la ngeen jël ko def ko nag victoire arme di ngan di rey seen bopp loolooy PV et il a failli à sa mission parce que le PV était tronqué encore une fois du cëram moom encore une fois capitaine Touré muy ñëw ki nga xamante ne moom la ñu accusé nga ñëw di ko jox toutes les informations xanaa na nga bokk Pastef yow capitaine Touré xanaa yow ci patriote yi nga bokk leeral la ñu boobu instant bii nag li ko dal lépp defe naa ne politique moo ko teg loolu li jënti ko yow ak Ousmane Sonko lii ci sommaire bi la nee na ma attends voilà maa ngi jël léegi Seydina Seck parce que dafa war a bouger ndeysaan mi ngi ba côté du ma wax fan la nekk mais mi ngi ca boppam macha allah non Seydina bàyyi ma jël la léegi bàyyi la ma jël léegi Seydina Seck su ko defee nag bu ñu paree ñu daal di def suñu chute ma ñëw nag ci problème foncier bi kon ñu jël Seydina Seck Seydina je te prends tout de suite ok may leen ma yónnee ko message tout de suite voilà may leen ma tuuti rek ma yónnee ko message je le prends tout de suite numéro direct donc Seydina Seck may leen ma tuuti nee naa leen tey benn 1 heure de temps bu saf moom laa leen di may ok Seydina Seck mu mooy dugg tojal ñu yax bi Seydina. oui allo. waaw maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay. Seydina toj nga fi sa vidéo bi toj na fi.
barati noonu. toj nga fi bu capitaine Touré bi ak say SMS jour beeg heure beeg seconde yi man lii laa bëgg ci journaliste te kat yii yaa ngi ko yoroon téye ko te xam naa ne am na yeneen ak yeneen yi nga yor comme man ak keneen ñu ngi toog di xaar waaw keñ ñu bàyyi la nga nuyoo gaa yi waaw Mati maa ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay di nuyu aussi ñi nga xamante ne ñu ngi say auditeurs ñu la baaxul déglu man les matinotes laa leen tuddee les rendez-vous du dimanche les matinotes laa leen di wooye parce que dimanche bu jot ñu ngi ay seen lépp la déglu billaay depuis 2017 donc ñooñu ñoom donc loolu moom dara mënu kaa fay moo tax tout le temps dañu lay ñaanal yàlla seen yaakaar bañ a tas billaay di leen nuyu ñoom ñëpp benn ku ci nekk nag sa tur ak sa sant ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi lay fay donc am na lu tuuti loo xam ne dugal naa ko ci sa vidéo bi nga xam ne def nga ko ak it ki nga xam ne moom mooy Moustapha Mbaye Moustapha maa ngi lay ziar bu baax a baax déjà mu nekk waxtaan bu am solo et tu as bien argumenté et tu es venu avec des informations solides et claires ndaxte defe naa si wax naa ko sama njëlbeen ga nee naa capitaine Touré gars yi ñu bari en tout cas ci waa Pastef parce que ça les arrangé dañ ko jël def ko héros maa ngi fàttaliku émission bi mu njëkkoon def ak it ki nga xam ne Ahmed Aïdara ca Sen TV seen jotaay dafa waat ne moom benn SMS moom la yónnee ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko pour convocation décortiqué nga ko teg nga lépp ci yoon expliqué nga ni demeewul noonu yaay 8 SMS te man ci sama bopp ma dolli la ni j'ai eu des informations comme quoi kii nga xam ne mooy Adji Sarr ba capitaine Touré doon ko auditionné daf ko doon dissuader pour que mu retire plainte am contre Ousmane Sonko te loolu du cëram da doon dissuader la petite Adji Sarr pour que mu retire plainte am contre Ousmane Sonko ma bàyyi la nga daal di xuus. waaw Mati comme ni nga ko waxee rek noonu la xam nga je pense que ni bu ñu nekkee ci média di wax aussi pour nit ñi dégluñu dafa am loo xamante ne moo ñu tënk muy impartialité fexe aussi di donner la bonne information te bu ñu ne la bonne information nag da nga war a séntu ni am na ñaari catégorie nit ñu lay déglu am na ñoo xamante ne ci camp bële la ñu moo leen arrangé am ñoo xam ne ñi tam ñoo leen arrangé mooy tey su ma nee waxu ñu faral Sonko ak wala ñu ànd ak wala ñu contre Sonko wala ñu ànd Adji Sarr donc boo nekkee ci média da nga war a nekk ci digg bi tranché sénégalais nag booy génne révélation mu nekk avantage yu Pastef wala dara dañ naan kii héros la boo waxee safaan ba ñu ne kii dañ kaa jënd dëgg la man ku ma xam-xam ni loolu sax war naa kaa préciser nii man muy Macky Sall ak muy Ousmane Sonko man ñëpp laa yemale dëgg la man Sénégal dama mus a gëm ni man gëmuma ni politiciens ñoom ñëpp a yem ku ci fal say mbokk nga fiy teg ñi si bari njëriñu Sénégal intéressé wu leen dëgg la man Macky Sall ñu ko njëkk a taxaw di ko critiquer depuis 2012 août 2012 laa ci août 2012 laa njëkk a def laa commencé def ay kuréel parce que boobu fal nañ ko man naa ko bàyyi 100 jours mu dawal dëgg la archive base yi ngeen di gis ñu si bari maa ko fi génnee dëgg la donc man position bu ma nekk ba tey ci loolu laa nekk peut-être nit ñi ñoom ñooy changé mais man tey jii loolu ba léegi ci nekk Ousmane Sonko mii tey kun mën a neex ngeen laaj kan mooy Seydina Seck kere ba ñu ko dàqee fonction publique ñu ko njëkk a jël interview ci laa bokk pare ne waa pare bureau baa ngi YouTube pare na waa diaspora bi kii leen ko war a jàppale parce que héros la dafa doon xeex pour Sénégal ba lii cot ko fi fii la ñu fekk mën nañ ko témoigner moom c'était en 2016 ñu bari tey ci parti bi tey 60% de ces militants actuels nekkuñu woon Pastef boobu temps dëgg la donc ñun li ñuy wax waxuñu ko pour bañ Sonko wala waxuñu ko pour jàppale Adji Sarr man jàppale ma ci kenn par bañu ma ci kenn ñaari doomu Sénégal nag dafa fekk bu dëgg jotee dañ ko war a wax man wax nga ko sànq ni ba mbir di xew Sénégal la ma fekk dëgg la man nekk nag am ay relation dugg fu bari ma jàpp ni Adji Sarr bu bindee plainte am le 2 février ñu déposé plainte bi le 3 février le 4 février ñu auditionné ko le 5 février muy àjjuma boobu waa les échos bind ko Sénégal yëpp jot ci dëgg la coow li ne kundu ay midi 1h amoon na benn audio WhatsApp bu ma jotoon génn di dégg ñu ne je pense que dégg naa sax xamu na je pense que maître Tall lañu wax moo ci génn moo doon wax ne yéen patriotes yi na ngeen gën a jàpp tey xam li ñu tuma Ousmane Sonko dara du ci dëgg def naa ko léegi salon ba sax mu si fàtte tànkam ndax yéen ñëpp ñu fàttali ko audio boobu dugg na ci seen groupe WhatsApp yëpp voilà donc loolu le dimanche ba Ousmane Sonko ñëwee il a le contraire la wax dëgg la bii tamit sur le vendredi boobu ay 18h
18h57 49 secondes capitaine Touré yónnee na SMS Ousmane Sonko. Bon am na yoo xam ne ay décision privée la muy si xóot. waaw mais tey ñi nga xamante ne tey jii moom la ñu jàpp mooy. keroog ba ma dégloo émission seen jotaay bi. dafa teg kaamil mu ne moom benn SMS la Moussa yónnee Ousmane Sonko muy wax ne ko dama lay convoqué. ëllëg naa la indi sa convocation ëllëg samedi. Ousmane Sonko nekk tontu ko nekk d' accord dinañ la xaar. après sax mu ne benn convocation ci samedi ba la ndax samedi ba dafa dem loolu Ousmane Sonko woo ko nekk ba yéen kat maa leen xaar ba tey gisuma leen. mu ne ko jaa ngi ñëw nii. xam nga loolu déjà kon 4 SMS la te ku nekk yónnee na sa morom 2. dëgg la mais tey vendredi boobu mu wax benn boobu vendredi boobu. à 18h57 49 secondes. yónnee na ko benn. 18h58 2 secondes yónnee na ko beneen. 18h58 aussi yónnee waat na ko beneen. 37 secondes. et tu as le contenu des discussions maanaam. bon yooyu loolu mënu ma sori mais xam naa ne lu ma leer ba leer mooy. waaw lu ma wax nii. waaw moom gannaaw ba nit aussi xamoo ko mu jékki-jékki taxaw waat te lu mu wax noonu yow nga gis le contraire. waaw kooku da ngay jàpp ne aussi yeneen lu mu la wax aussi da nga ci xaw a mën a douter. dëgg la. parce que man. j'ai compté presque 8 SMS. Ousmane Sonko lu mu ko SMS bu mu ko njëkk a tontu mu ngi nekk à 20h 35 secondes. après mu bindaat ko 20h26. 35 secondes. donc mu nekk yooyu yëpp nga xamante nga defañ ko. ba keroog seen benn waay ñu invité ko Sénégal. journaliste bi mooy Mohamed Diallo moo koy nuyu au passage mu ne ko. waaw contact yi nga xam dañ koy wax diggante Ousmane Sonko capitaine Touré mu ne ko kooku waan ni loolu musul am. donc man loolu nag moo ma révolté ma génn ma ni kat man mënu maa yore dëgg. nit ñi taxaw di wax safaan ba ma toog ne pat. dëgg la man lu ma gëm mooy ku wal xaq wala kaanu moraan dëgg fu mu la fekk da nga ko war a mën a wax. billahi billahi comme nu ma taxawoon wax ni. mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr gëmu ni viol am na fa. man loolu laa wax te loolu laa gëm. léegi lu fa am nag ñun ñoo ko yoon moo war a mën a dox liggéeyam te dafa jot na tamit. yoon lijjanti dossier boobu. parce que aussi faut pas tamit ñuy xaar boobu affaire ay élection jege wala ay kii ñu ko commencé bu génn bëgg a yóbbaat réew mi ci beneen crise. donc na ci yoon addu ñu wax ci. procès bi foog mu am ku nekk xam fu voilà. procès bi foog mu am foog dossier bi ñu évacuer que te même sax pour lui en tant qu'homme politique Ousmane Sonko il faut que ce dossier soit il faut que dossier bi ñu juger ko tege ko boor pour moom sa carrière politique parce que fu mu jaar TikTok xale yi réseaux sociaux yi fu mu génn wax gars yi ñu ngi koy toftal Ousmane Sonko Adji Sarr ak fële maanaam Sweet Beauté donc il faut pour son intérêt et pour son image il faut que procès bi am vraiment que justice soit faite loolu moom kenn waxatu ko mais le rôle de capitaine Touré son rôle dans cette affaire là yow PV yi naka nga jàngatee PV yi parce que pour man PV yi dañ ko tronqué pour man dama jàpp ni waaw man lu ma jàpp ni mooy SMS yi avant na mën na nekk mu doon rapporté li nga xamante ne moo xew ci diggante audition moom Adji Sarr parce que Ousmane Sonko ko fàttaliku déclaration bu njëkk a def muy le dimanche 7 lu ci bari ay sources la doon joxe te sources yooyu ay sources gendarme la exactement nit ñi nag lu leen jaaxoon nag mooy kin pokkul bënnul ndawal la sa ne woon ne met ku yoroon dossier bi am na yoo xamante ne ku yoroon dossier bi ak rapporteur bi ak ndayi mbill bi ñoom ñoo ko war a mën a xam kese donc nag foofu njortu naa ni moo waral gendarmerie loolu jaaxal leen ñu xam ne lii ay sources défense ay sources yu wóor la wala lii ñu ne nag xaar ñu jël mesure ñu commencé di topp waa ji te nag capitaine Touré loolu moo ko jaaxal mais njàkkaar naa ni discours Ousmane Sonko boobu lu tax ñu gën ko topp wala ñu ko bàyyi xel loolu ci la bokk waaye nag man dama jàpp ne loolu du rôlu homme de loi ndax ñaari sénégalais ñoo am problème bu ñaari sénégalais amee problème doo nga nekkal fi yoon da ngaa war a tëddee njaaxaanaay mais man c'est la première fois may dégg ñu ne yow dañuy dénk enquête yaa ngi xool keneen ki nga xam dafa féete ci boor bale yaa koy wutal avocat c'est ça parce que il a essayé donc parce que et ça il l'a dit aussi voilà. moom capitaine Touré que mu ngi doon jéem a utal avocat ki di Ndeye Khady Ndiaye c'est-à-dire que loolu aussi ak lu munti demee c'est pas son rôle maintenant je te pose la question parce que am na ñu bëri ñu ne waa dafa am xolu yërmande gis na ne c'est une injustice donc moo tax mu doxalee noonu
yow lan nga par rapport ak li ni mel ak li ma génne comme argument yow naka nga koy apprécier en tant que journaliste. non xolu yërmande mooy lan kon juge bi nga xam dafay jël nit di comme daanaka juge bi amul xolu yërmande. yàlla suñu borom nga xamante ne moo ñu bind moo ñuy xëy di ñu fàtt adam bu ko neexee. yàlla suñu borom amul yërmande. mais moom lan moo waroon doon taxawaayam comme amoon na xolu yërmande. taxawaayam mooy jaaral yoon. nul n'est au-dessus de la loi. coow dafa am. mu ñëw taxaw ne kat lii mooy yoon. comme dafa waxoon li mu teg ni doomam boobu xamante ne mooy doomu Ndeye Khady Ndiaye boobu. mais loolu mën nga def wax say kilifa. mais doone yow Ndeye Khady yow jël sa doom ëmb ko rek kenn du la yóbbu. ba pare de kaay mu wutal la avocat. tamit loolu wax dëgg yàlla je pense que ni war nañ ci war a mën a bàyyi xel parce que tamit léegi ana ay de l'autre côté Adji Sarr moom kan moo koy taxawu. c'est ça en fait parce que lui. les associations féministes yoo xam ne fi nekk taxaw di wax di kii man je pense que le Sénégal man xaw ma ba Sénégal la ñu nekk. c'est-à-dire que moom déjà il a déjà fait son comment dire def na déjà son procès bi et tout moom déjà xam na ko tooñ xam na déjà c'est une injustice. donc voilà donc moom dafa boucler enquête bi avant le joxe verdigam joxe lépp avant ñëw dossier bi di yegg tribunal. donc nag loolu. encore une fois je pense que ni la gendarmerie aussi il était temps mu jël ay responsabilités parce que waaye demoon na de pousse ba mu sës xam ne fi nekk nii daanaka jàpp nañ ko loxo ci poche donc démission moo ciy sës. Sénégal nañu bàyyi di jiital xol wala di jiital parparloo boo jiitalee parparloo ci mbir rek doo ci mus a analyser lu li nga xamante ni dafay objectif. doo gis lu bari doo ko gis. da nga koy gis sax waaye doo ko nangoo xool xam nga gis nga xool du benn. donc problème nag loolu nag ñun moo ñuy tax parfois commentaires yi saa yoo fi séeri na da ngaa changé da ngaa def di alors que man fu ma newoon laa nekk ba tey dëgg fu mu nekk cas boobu laa nekk. man ba léegi néew ma Adji Sarr moo am dëgg. ba léegi néew ma Ousmane Sonko moo am dëgg. man damay bàyyi yoon def liggéeyam waaye buñ koy ñun médias yi buñ ci nekkee. nañuy analyser nañuy liggéey de manière objective. faut pas ñuy far ba ñu xam ni képp dañoo far fii. kon daal moom xam na ne les carottes étaient déjà cuites. en fait duñ ko doon topp parce que mu ngi naan ñu ngi may topp man xam naa ba mu ko waxee rek laa ne parce que gars yi ci à l'intérieur am na lu ñu koy soupçonné am na lu mu def au tout début billaahi. xam nga ci détient le pouvoir détient l'information. waaw xam nañ ay mbiram. ñu ngi koy tracé. ñu ngi xam fu muy waxee man SMS bi man fu mu nekk mën naa la ci wax ban endroit lañ ko defee ban endroit lañ tawlu kii ko. macha allah ci lii. yooyu yëpp parce que problème mooy Sénégal la ñu nekk xam nañ lépp. donc lu ci mën a am rek nañuy wax dëgg. moom mënoon na liggéey enquête bi ba pare du ci kenn du mës a xam ne moom moo ko def kenn du ko ci mës a dégg. c'est ça donc en fait. ñaata dossier yu gën a grave yi ñoo jaar section de recherche kenn mësul xam enquêteur bi kii moo ko def wala kii moo ko def. exactement ba pare jël mbir mi jëbbal ci yoon. exactement. parce que c'est Ousmane Sonko. mais attends Ousmane Sonko dëgg la patriote la sénégalais la comme tout le monde am na parti ndaw yi topp nañ ko. mais tamit nit ku nekk aussi je pense que ni man damay gëm ni bu lay am na benn dayoo wax bu la fa yàlla yóbboo. ba tollee la fa. da nga war a xool say fréquentation. da nga war a xool ñi ngay wax ak téléphone. da nga war a xool ñi ngay àndal. mais doo toog aussi ba xaaju guddi nga dem man li yëpp lu may wax ni yëpp waxoon naa ko Sénégal waxati ko toog naa 3 plateaux xaw ma 4 plateaux yoo xam ne yëpp wax naa ko fa. maanaam ba tey ci loolu ci position bi ci laa nekk. l'erreur a été déjà moom en tant que moom nee na moom mooy leader de l'opposition te xam na ne il est suivi xam na ne il est attendu. xam na ne bëri na ay noonu lu ci gën a garaaw Mati lu ci gën a garaaw mooy. lu ci gën a garaaw mooy lu ci gën a garaaw mooy xam nga damay faral di wax naan complot mooy loo xam ne yëgoo tiñoo ñu créé benn mbir fële nas ko ñëw takk ko sedar. piège nag mooy bu fekkee dañu kaa piège mooy fi nga yàgg dem ñu dëgg la fa dëgg sarax mais yaa fa dem. est-ce que xam nga ni kër Sweet Beauté fu mu nekk ay responsable APR rek ñoo dëkk foofu. jéggi nga. siège APR mi ngi foofu même pas 150 mètres. te am na xam nga wax mooy indi wax te ñun suñu bopp am na ci yu ñu toog yoo xamante ne yu tàng yoo xam ne mënuñ koo wax mais juste rek pour xamal la ne lu tax aussi ñu bëri mere Ousmane Sonko ba ci biir Pastef am na ñu bëri dañ ko mere mais mënuñu addu daal ba ñëpp di ko dégg mais xaw ma ndax war naa ko mën wax mais du Sweet Beauté rek la doon fréquenté te it am na ñu ko doon avertir te su ma gënee wax rek source bi gars yi dinañ xam kan la parce que ki wax ak moom
moom ak tey jii Ousmane Sonko toogoon ma ne ko diw wax na la tel jour telle heure ne la lii ak lii dina xam ki ma ko wax directement te on veut protéger cette personne là il a déjà été averti na wàññi fréquentation ci genre lieu yu mel noonu mais voilà je sais pas si c'était par arrogance wala parce que voilà je sais pas wala ndax mënu woon c'est son dada à lui je sais pas gros point d'interrogation mais franchement def na fa yëfu cuune ngeen baal ma ci wax ji xam nga Sénégalais yi parfois tey bu fekkee benn responsable affaire lañ moo nekk si kaw Ousmane Sonko mu ne man ba may dem di maase wu dañ ne ma séance 200 000 mais ñun ñoo ñëkk taxaw weddi ko ne loolu amul fenn billaahi ñoo ko ñëkk taxaw wax ba pare muy député am couverture maladie ba pare mu am war na mun a faju ñu war ko dindil plus de 80%. voilà yow ñu gis la aussi ngay taxaw di maajeeri dóor ay carte pose yoo xam man mi sax man mënu xaaj bi sax mënu ma ko mi ngi noonu voilà donc man lu si ne mën a am solo rek mooy lu ci am solo mooy coow la loo xamante ne dafa ay bakkan dañ cee faatu ay chômage yu bëri am ci ñu bëri ñàkk seen liggéey ñu yàq seen bien ñi nga xam ne ñu defoon ay prêt pour jënd ay oto ñu yàqati seen oto donc loolu lépp war a mën a nul bu fekkee Adji Sarr dañ ko jël montel ko sol ko nañu xam ne Sénégalais yi xam ni Adji Sarr mi lu wax dara du ci dëgg bu fekkee Ousmane Sonko it luñ koy tuumal daf ko def nañ Sénégalais yi xam ni lii moo ko def te man ba ñu mën njëkk laajee man leen man bu dee ak ñaari mag yu ko see yu seq lu leen neex di sim seen mbari ngañe sama yoon nekk si ndax dossier bi amul mineur waaye nag mbirum viol bu ñuy wax je pense que Ousmane Sonko jigéen waru kaa war a mën a jaaxal Sénégal rawatina nga am sa ñaari soxna dem di violé xale doy na waar de man moo tax man loolu laa teg man gëwma ni viol am na ci dossier bi gannaaw ne bu fekkee viol amu ci xale bi ñu ngi naan ëmb naam ëmmut yaakaar naa jaw këcc mi ngi koy waxte nee na Adji Sarr mbirum Koukandé bi lu tax ñu fàcc Adji Sarr ñaari weer la dese lu ci kanam raw li bët sénégalais yi dinañu xam boobaa tamit mënu gisuma loo xam ne aussi comme ni ko le ministre de la justice waxee moom sax waru loolu wax mais gisuma loo xamante ni Ousmane Sonko war nañ ko si war a mën a tëj ci dossier bi bu fekkee viol bi nga xamante ni yaakaar njott naa ni moom lañ koy tuumal te man gëm naa ni viol amu ci gisuma luñ ko si war a mën a tëjee waaye nag crédibilité boobaa nag dañ koy mettre en jeu boobaa nag aussi jigéenu Sénégal ne ban bët la ñuy xoolee Ousmane Sonko donc avenir politique am daf ci nekk mais lu ci mën a am rek mooy coow li ndama ngi ci gàcce ngi ci mën na ci jaaree tàkk ba faaw mën na ci jaaree fay ba faaw exactement yooyu ñaar laa ci mën a jàpp en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant lu ñu mën a jàpp daal ci li nga wax ci mbirum capitaine Touré moom mooy du ma comprendre ginnaaw échange yi mu am ak Ousmane Sonko ak rôle bu déterminant bi mu joué ci biir maanaam enquête bi et tout PV yeeg ñoom seen xamoon na ne les carottes étaient cuites donc moo taxoon mu daal di jiitu nit ñi daal di ne damay démissionné pour gën a préciser xam naa bon sama téléphone laa rek gisuma xam naa ñu bëri ñu ngi naan ci li wax pour préciser nii capitaine Touré ci numéro fii la doon jokkoo Ousmane Sonko mooy numéro Ousmane Sonko bu jeexee 39 capitaine Touré mi ngi yoroon numéro orange mi ngi jeexee 34 loolu laa leen mën a wax li nga xamante ni moom daa wax di leen gërëm bu baax di leen sant Mati wa salaam. jërëjëf toj nga fi. di baal ñu bàkk. di la baal boo yow amaloo kenn ak waay Seydina yow boo waxee balaa nga waxaat woon te boo waxee rek ñëpp xam ne wax nga jërëjëf waay. jërëjëf merci beaucoup. gars yi moo tax ñenn ñi bu leen di yee ñenn ñi Sonko boy si da ngeen di gone ngeen nekk ci réseaux sociaux yi ñu am lu ñu leen wax ne leen ngeen jouer yenn rôle yi mais yam leen seen place ñun old school lañu lu ne gis nañ ko lu ne fekkee nañ ko am nag lu forox loo xam ne dañ cey toog ay information yoo xam ne tey buñ ko waxoon Sonko ci boppam dina xam ne xale bii Mati mii li mu wax nii moom xam na ne lii dëgg la dina xam ne Seydina Seck mi li mu wax nii dëgg la kon réglé leen yàgg naa leen wax ci mbirum PV yi ngeen di ruube di tëb di dal waaye lépp dina leer incha allah rabbi yàlla ci boppam dafa bëgg Sénégal ndax lii ñuy dund yëpp kaawu Ousmane Sonko bi foog mu leer foog mbir mi leer kon gars yi ñëw ci deuxième sujet bi am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi nekk di rappi du ma leen tontu gars yi nee na bul tontooti bojo yi waa kër Sonko yi dootu ma leen tontooti du ma leen tontooti
su ma leen tontoo da ngeen di am lu leen neex du ma leen tontooti kon on ñu daal di continuer kon daal ci tënk ma tënkal leen ko en résumé et je l'ai dit te li ma mujjee wax du ma sax joxe yeneen i détails yi mais lii di Sweet Beauté ñun information yu ñu am moom la ñu wax te suñu liggéey la moom mooy am na koo xamante ne ni ay ñoo xam ne avertiroon nañ Ousmane Sonko ne ko bërëb yi ngay dem du sa place defal attention pourquoi nag il a continué on ne sait pas gros point d'interrogation kon ñu ngi remercier Seydina Seck bu baax a baax capitaine Touré le rôle joué par capitaine Touré ci biir maanaam affaire bi ni mel dina gën a leer incha allah rabbi kon sénégalais yi moo tax tey jii ñun bu ñu waa Kër Sonko yi di ñu saaga naan tel journaliste tel truc moom moo fi nekk pour le peuple kan moo fi nekk pour le peuple Ousmane Sonko est-ce que defal na Sénégal loo xamante ne tey jii prouvé na ko ci biir Sénégal pour ñu xam ne tey jii bés bu ñu ko dënkoonte suñu réew dina def Sénégal dina mujji est-ce qu'il a prouvé qu'est-ce qu'il a posé comme acte concrètement par rapport ak man fépp laa dem ci diaspora bi gis ay sénégalais yi nga xamante ne nii muy Amérique latine ñoom jëwriñ Cheikh Ndiaye muy waa Italie muy Espagne ay sénégalais yoo xam ne dañuy defaral seen askan ñi ngi ci biir association yi ñi ngi ci biir daayira yi ñi ngi jàppale seen moromu sénégalais te yàlla rek a tax am na ñi nga xam ne ñi ngi bitim réew di tabax ay école di tabax ay dispensaire te dara yënguwul fële ci seen i dëkk te dara yënguwul kenn déggu leen te duñu politique ñooñu lan la leen Ousmane Sonko gënee ñun ñii nga xamante ne am na yu bëri yoo xam ne duñ ko wax ci live te ñu ngi koy defaral doomu aadama yi ci sutura ci diaspora bi man ak samay ñoñ te politique ñu lan lañu Ousmane Sonko ëppalee ci bëgg Sénégal Ousmane Sonko dafa am yéeneem pour Sénégal prouvé gul ndax nekkagul président xamu leen ko bu baax ndax nit dafa lëndëm mu jaraleen ngeen ñuy saaga ndax nee ngeen moom moo ànd ak le peuple lan la prouvé pour wane ne moom il est avec le peuple lan la prouvé ñoom ak waa Pastef dañ tabax dispensaire Sénégal inondation am na ba ñu ñëw jàppale avec geste bu spectaculaire les Sénégalais non saa yu Ousmane Sonko génn mi ngi teesante saa yu Ousmane Sonko génn mi ngi wax ko paru xaalis man de Mati Fall dama jàpp ne ñun on a beaucoup souffert ñun africains yi génération bii wartuñu nangu ku ñu nax dañuy ubbi suñuy bët di xool man ku ma ne nekkoo avec le peuple duma la sax déglu duma la faale dama xam ne xamuloo àdduna ndax Sonko on sait pas encore s'il est vraiment avec le peuple dafa bëgg nguur lu mu mën a wax def ko pour am nguur dina ko def waaye gisuguma lu mu prouvé na dem ba toog ca biir pale ba prouvé comme ñoom Thomas Sankara su boobaa ma xam ne ku bëgg Sénégal la su boobaa koo ko jàppale ma xam ne yaa ngi jàppale le peuple waaye il n'a encore rien prouvé fu mu toll nii dañ koy yëlëb di ko investigate ba xam moom mooy kan leneen li nag li nga xam ne mooy suñu xeex maak yéen mooy da ngeen ma teree fu ma wax loolu ñëpp xam nañ ko da ngeen ma teree woon ma wax muy man dif ñoom Françoise Hélène Gueye ñu ay jigéen nag jóg fippu bokk ci réseaux sociaux yi yàgg ci jóg di fippu lii dañuy fippu en tant qu'être humain en tant que jigéen dañuy fippu buñ ca paree def suñu liggéey te kenn duñu teree def suñu liggéey ñu continuer ci foncier bi tey 1 heure bu saf la te na ma 17 minutes su ko defee ku ne dem lijjanti sa xaru tabaski kon gars yi ma ne mbirum foncier bi coow la boo xamante ne nii quand il est sorti Libération journal li may wax ni nag du lu ma inventé journal Libération moo ko njëkk a bind waa Seneweb def nañ ci article ak yeneen journalistes yi yeneen presse bi également def nañ ci article mais quand Sonko est sorti avec sa sortie bidon là son nemmeeku tuur xawma lan noonu di yelwaan nemmeeku yelwaan boobu maa ngi nuyu au passage bëgg bàyyi bañkat vraiment parce que man su ma gëjee xam lu xew rek damay dugg page Françoise Hélène Gueye foofu dafa daal rupuj puj fa la mburu mi di xoyamee foofu laa dugg daal gis ay vidéo bëgg bàyyi ma dem ca page am bëgg bàyyi xorom mu dem na ngeen seetaan vidéo bëgg bàyyi bu gàtt bu mu def challenge bi yelwaan bi c'est téeméer yi donc sa sortie bidon là quand il est sorti pour son def na affaire bu nemmeeku yelwaan boobu moo taxoon mu génn looloo tax ba après gars yi au lieu ñu creuser ci lii creuser wuñu ci lii ma xamal leen ni leen li nga xamante ne waa journal Libération bind nañ ko dañ ciy cof mais mercredi ñun fii mercredi férié la
dinaa toog ña ma war a woo waa Géejawaay dinaa leen woo ak yenn autorités yi ak ña nga xam ne ña nga ca biir dossier bi dinaa leen woo na Seydina Seck def investiguer dañ koy investiguer kon tey ñamal kese la sama gars yi sànq annoncé naa leen ko nee naa leen ku bëgg a jël réew mi foog ñu yëlëb la xool la yow yaay kan ak ña ngay àndal xam ngeen syndicat des impôts et domaines égal Pastef rek am na ñu bëri ñu ma ne syndicat des impôts et domaines égal Pastef ndax Ousmane Sonko ba muy génn dem dynamique politique ña mu àndal ñëpp ca biir syndicat ba lañ bokkoon di waa léegi kon bu ñu wax mbirum suuf dinañ ci tudd foog ñoom ci seen bopp nañu génn leeral nan la mbir mi demee yi ngeen di fàttaliku le 4 juin la presse avait titré bande des filaos de Guédiawaye la bamboula des agents du cadastre et des impôts xam ngeen président Macky Sall dafa signé benn décret déclassant plus de 15 000 hectares ca bande filao yi ñu ne kat agent wu cadastre yi sama confrère yee ko bind de waxuma ko sama confrère yee ko bind ma labbali ko te dinaa woo ña ma war a woo ñu ne les agents du cadastre et des impôts daal di ngiroo mbir mi maanaam attribué wu plusieurs hectares ñu ne avant signature décret bi commencé nañu caxat-caxatee mbir mi loolu la ñu bind de ñu ne nag syndicat des impôts et domaines ci seen bopp ils ont obtenu 4 hectares à Wakhinane Nimzatt am nañu 4 hectares Wakhinane Nimzatt ñu disposé alors qu'ils disposaient déjà 4 hectares fële ca Golf 6 hectares à Gadaye soit un total de 14 hectares 14 hectares yi nga xamante ne nii nee nañu yéen syndicat wu impôts et domaines yéen a ko yor téye ko sama gars yi ma fàttali leen ni leen terrain bu ne minimum dina jar 20 millions kenn yéen waa syndicat impôts et domaines d'après li presse bi bind mu mel ni da ngeen yor agence immobilière yéen seen syndicat bi vous êtes combien syndicat des impôts et domaines waa cadastre na tudd nañ leen ci mais comme Ousmane Sonko boo bëgg a jël réew mi di wax mbirum 14 milliards lu sab mu wax Ousmane Sonko lii dossier la ñu bëggoon nga leeralal ñu ci yéen waa syndicat des impôts et domaines leeralal ñu ci foncier ca Guédiawaye mbir mi dafa xaw a lëndëm lii dafay niroo corruption au détriment des populations maanaam mbirum guerre la au détriment du peuple au détriment de la population mooy ñi nga xamante ne ñun lëmpal bi ñun le bas peuple mii nga xam ne yaay les patriotes nee nañu dañoo bëgg suñu bien-être dañoo bëgg ñu dënk leen réew mi pour suñu bien-être kon nag dañoo bëgg ngeen leeralal ñu caxat bii ngeen caxatee foncier bi ca Géejawaay ngeen leeralal ñu ko te ñu ngi leen ci tudd yéen syndicat wu impôts et domaines encore une fois ma fàttali Ousmane Sonko ca biir syndicat ba la nekkoon ba muy dem Pastef di créer Pastef ñooñu la àndal mu am ñu ma déy na ma nag syndicat ba ca boppam égal Pastef leeralal leen bii dañoo bëgg ngeen leeralal bii ndax nee nañu terrain ya dañu koy jaayaat pour financer quoi pour financer qui gros point d'interrogation déjà nee nañ ma déjà am ngeen ay terrain ca aéroport am ngeen ay terrain ca Mamel am ngeen ay terrain ca Foire am ngeen ay terrain ca Mbao juste pour la région de Dakar yéen syndicat des impôts et domaines ma bamtuwaat ko ginnaaw foncier ba fële ca Guédiawaye ñu koy layam-layami nee nañu yéen ci seen bopp juste pour la région de Dakar mi Guédiawaye googu rek nee nañu du samay kàddu dañ koo bind nee nañu am ngeen ay terrain ca aéroport ca Mamel ca Foire ca Mbao juste pour la région de Dakar yéen syndicat des impôts et domaines vous êtes combien de membres gars yi foofu laa yem ak yéen na mbir mi leer ndax Ousmane Sonko lépp lu corruption détournement yaa ko fi yaay def au journaliste yi gi feeñal ko looloo tax nit ñi bàyyi la xel Ousmane Sonko mbirum suuf sii ñu leen di tudd yow ak sa gàngoor ndaxte syndicat ba nga bokkoon ñu bari ñi nga ànd ak yow ña nga ca biir syndicat ba wax leen ci lii dinañ ko gën a rek investiguer encore une fois kon nag gars yi li moom moo doon live bi kii nee na 6 millions waa loolu dangeen ko lijjante ak ñoom waa Kodas incha allah bu wax jotee Frances Hélène Gueye moom xam nga moom kenn bàyyiwul leen mayul leen lu day ni trafatal ay ni Frances Hélène Gueye in ci boppam moom kese
rek moom kese rek armée la macha allah moom du ma fi nekk sa di ko jéem a défendre ndax mun na défendre boppam bu baax a baax a baax a baax kon nag gars yi lii moo doon waxtaan wi gars yi nee na xam naa missile yi la jàpp ak ñoom seen déedéet grippe dong la woon macha allah je me sens super bien donc il y a aucun problème kon nag gars yi merci beaucoup gars yi merci pour seen ñenn ñi seen i compliments et tout ça voilà merci à tout le monde di remercier waa CODAS bu baax a baax encore une fois di remercier kii di Françoise Hélène Gaye ñoom Nafi Santana Nafi Santana foo féetee ñoom Fatim ci boppam ay audio moo ma neex Fatim dafay jël xol def tekk di la ko benneel audio yi am na jour boo xam ne dinaa génnewaat benn audio wu Fatima mi ngi circuler mais qui m'a beaucoup touché macha allah CODAS ay nit ñu am maanaa franchement ay yenn audio yoo xamante ne nii sama xol day sedd ma xam ne les Sénégalais sont en train de se réveiller macha allah kon vraiment amuñu seen fay Pape ñoom Cheikh Ka Bah Diakhaté il faut également suivre les lives de Bah Diakhaté macha allah il fait vraiment ay live yu am solo kon gars yi maa ngi leen di gërëm di leen sant maa ngi tane bu baax a baax mais mooy loolu donc lii la woon lii moo doon live bi di remercier encore une fois vraiment Françoise Hélène Gaye je me dis que un jour viendra Sénégal dinañ xam exactement yow yaay kan inchallah rabbi kon nag merci à vous tous merci au groupe CODAS merci également au journaliste Seydina Seck mi nga xamante ne toj na live bi tey kon nag jàmm ak jàmm di remercier aussi Moustapha Babou du fond du cœur merci beaucoup Moustapha Babou et aussi ta femme merci à tout le monde voilà l'union fait la force noonu kese la comme ni ma ko waxee rek ca njëlbeen ga il faut qu'on s'unisse ñu ñëpp nañ doon benn pour la République inchallah bu yàlla leeralee lépp foofu la wax di neexee bu yàlla leeralee lépp li may cax ni yëpp dinaa ko leeral ba mu leer naññ am na ñu bëri ñu nekk Pastef ñi nga xamante ne nii ak ay sympathisants yi nekk Pastef xam naa ne am na information yu bëri yoo xam ne amuñu ko lu ñu tëb di dal ñëpp parce que am na yu bëri yoo xam ne xamuñu ko ndax maa ngi fàttaliku foofu laay jeexalee maa ngi fàttaliku jamono ya ñu doon génnee audio wu Ousmane Sonko ak ba ñuy tudd mbirum 94 milliards bu ngeen ko fàttalikoo ñoom Madiambal Diagne ñu doon fuite benn audio moom ak it famille yu ñi nga xamante ne ñoom lañ doon tudd ci mbirum 94 milliards yi man ba ma ko déggee lan laa wax jëluma affaire bi comme ni rien du tout parce que pendant ce temps-là j'étais avec des gens de la diaspora qui étaient de Pastef mais gars yi ils sont tellement mais c'est tellement des baratineurs quand ils te parlent suñu wax ak yow mais tu peux mën nga jël sa doom sax may leen ko tellement ils parlent bien c'est des baratineurs et quand boo nekk ci cercle boobu tu ne parles qu'avec ces gens-là mais da ngay gumba tëxlu c'est comme bëgg bàyyi li muy expliquer doo gis lu bare mais quand des confrères quand un confrère plus particulièrement m'a dit Mati déglu les deux parties écoute tout le monde fala commencer ngay commencer nag doo dof di gis nag lu bare moo tax ma ne ñu bëri ñu ngi Pastef ñenn ñi ñu bëri ñu ngi ci diaspora bi c'est des sympathisants xamu leen lu géej gi réer bés bu ngeen amee toutes les informations di ngeen xam ne Mati nekk woon di wax pour rien Mati du nit ku soxor j'ai toujours été là je suis venue de man ci bas peuple bi laa bokk ci bas peuple bi laa mos a bokk et je me suis toujours battue pour le bas peuple kon su may wax tey am na lu tax et je termine en ces mots man bëgg naa changement en Afrique bëgg naa un changement au Sénégal plus particulièrement mais avec de vrais leaders pas avec de faux activistes pas avec de faux leaders jàmm ak jàmm sama gars yi jàmm ak jàmm di leen wax donc bon début de semaine de temps en temps nii dañ koy defee même ak lu ma tawat ak lu munti am ak lu mu xat naa ñoo def benn live benn 1 heure bu saf-sàpp buñ toogee nekk en pleine forme def suñu 1h30 yu saf-sàpp jërë ngeen jëf gars yi jàmm ak jàmm yal na leen yàlla sàmm yal na yàlla sàmm Sénégal jërëjëf Seydina Seck jërë ngeen jëf APR Yaakaar HLM jaajëfatee léeg-léeg ma suivre leen ok jaajëf gars yi